mbokk yi jërë ngeen jëf bàkk ba daal dinay jiib ñu jukkil leen li fi gën a fës ci ponk xibaar yi dañu koy door rek jàngoro yi coronavirus campagne de vaccination bi daal nañ koy amal fii ci diwaanu Thiès ci teewaayu gouverneur de région ak yenn ci ay kilifa diine lu ni mel nag ñu daal di koy jëmal ci gouvernance bu diwaanu Thiès imam As Baru Njigéen daal dinay jël dosam ci vaccin bi lee daañu wax nag lu soxal wàllu njàng ak njàngale ak grève bu CUSEMS ci lycée Malick Sy benn journée noire la ñu daal di décrété tey ci altine ji la ñuy sàkku nag ci seen naataango boobee di Dame Mbodj secrétaire général bu CUSEMS ñu daal di koy bàyyi daañu desandi ba tey lu soxal wàllu njàngat njàngale ak école El Hadji Amadou Baro Ndiéguène bu diwaanu Thiès association bi ëmb parents d'élèves yi ak yenn ci personnel bi ñooy sàkku ci seen directeur u école ngir mu abal leen lii daañu ci toftal nag xibaari ñeel bi réew mi daal di si toftal ba tey xibaari ñeel bitim réew wàllu tàggat yaram ànd seek Ndeye Coumba Fall li si yéene kaay yi Roxaya Mbeng la ñu ci àndal tey jile altine yem ak benn fan ci weeru mars atum 2021 mouvement Thiès ci kanam di amal nag seenuk anniversaire ginnaaw ba ñu taxawalee seen mouvement boobee tey jile mu toll ci at mbokk yi lii moo di ponk xibaar yi faram-fàcce gi nesul lay doon. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi li jëm ci jàngoro yi coronavirus xam ngeen nag lim ba tey jii lu tollook ñaari téeméer ak fukk ak ñaar amee nañu jàngoro yi coronavirus juróom-ñett ci ñoom ñàkk seenuk bakkan leeral dañ ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye bu ministère de la santé et de l' action sociale. ministère de la santé et de l' action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn test yi ñu def ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire. cas communautaire yi nag seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci région yi am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett te seen lim ni la tëddee fukk ak juróom-ñaar ci Saint-Louis fukk ak juróom-benn ci Mbour juróom ci Saly ak Xombol ñeent ci Thiès ñett ci Mékhé ñaar ci Ngaparou Richard Toll Touba Kaolack ak Kolda benn ci Passy Sédhiou Daara Diofior Kaffrine Kébémer Louga ak Matam ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar si malade yu entré woon hôpital wala ak ñi nga xam ne dañoo tëddoon dañ leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi ñu génn ni ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan mu ngoog ñu desandi ba tey ci lu soxal jàngoro yi coronavirus wax nag ci campagne de vaccination bi ñu doon amal fii ci diwaanu Thiès amal nañ ko nag ci teewaayu yenn kilifa yi nekk fii ci biir réew mi ku ci mel ni imam As Baru Njigéen Talla Sylla maire de la ville de Thiès Abdou Mbow honorable député foofee ci gouvernance bu diwaanu Thiès ginnaaw bu gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndaw jëlee vaccin bi lee kàddu yi la yëkkati dénk ko Marème Ly ñu teewlu ko. waaw di gërëmaat rek ñi xam ne ñoom lañ àndal tey si bés bi. waaw ñu gën a ciblé mooy docteurs yi xam ne ñooy faj d'abord parce que balaa nga naan naam ne fa balaa ngay toog mën a faj nit ñi foog nga taw sa bopp nga wér. am na dëkk yoo xam ne bëri nañ jafe-jafe ak seen système de santé parce que docteurs yi dañoo feebar wala fajkat yi dañoo feebar donc ñooñu jiital bu ñu si paree mooy mag ñi xam ne dañu ànd ak jàngoro ñaar ñooñu moom mooy priorité bi bu ñu paree mag ñi xam ne amuñu jàngoro wala xale yi xam ne dañu am jàngoro mooy wax mag ñi ne moo ñu am 60 ans juróom-benn fukki at jëm kaw ñooñu laa wax mag ñi donc ñi xam ne am nañ juróom-benn fukki at jëm kaw seen tour dina ñëw ñi xam ne amuñ juróom-benn fukki at
wante seen dañu am ànd ak feebar ñun tamit ñoo xam ne dañ leen war a jël si vaccination bi di wax nit ñi nag ñu góorgóorlu si parce que vaccination bi moo ñuy may ñu delluwaat normal marché yu ubbi nañu waroon ubbee jakataay daw dañu waroon dawee transport bi circulé la mu war a circulé activité économique bi mën a rëpp. mu ngoog ñu desandi foofee ca gouvernance bu diwaanu Thiès ginnaaw bi ñu dooree seen campagne de vaccination bi ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa diine yi ñoom it naka noone daal di nañ koy teewee foofee nga xam ne rek moo di ca diwaanu gouvernance imam As Baru Njegéen daal dinay jël ay dosam ginnaaw gi nag la yëkkati ay kàddu dénk ko soxna Marème lii ñu teewlu ko. lii nga xam ne nag dañoo dajaloo fii faju la ndax faju ñaari yëf la ñaari yëf traitement préventif et traitement curatif waaw traitement préventif wala prophylactique mooy ba nga xamee ne affaire bi dalagul nga taxaw pour défendre ko mu dugg curatif nag mooy ba nga xam ne su la dalee ba pare nag faj mañ lay faj pour mu deñ kii nag moom kii traitement préventif la kon nag su ci ñëpp bokkee rek ndax dañ ne al wiqaayatu xayrun min al ilaaj mieux vaut prévenir que guérir loolu la ñu wax su ko defee lii nga xam ne dañoo dajaloo fii nag loolu rek lay jariñ waaw bu kenn yokkat nañu xeex ak lii nga xam ne fa tabaarakallaahu te occasion baa ngi nii occasion bi mooy le président moo dem ak effort am ak amabilité mag yëpp dem indil ñu ko pour sunu wér ñun tam buñ ko sàggane nañ ci profité bu baax a baax taxaw surtout nag autorité yaa ngi monsieur Talla Sylla ngi le maire ak le gouverneur a ngi fi ñoom ñëpp a ngi fi fa tabarakallahu ñëpp ñu am solo ñëpp ñu ngi fii ci tey fii ci gouvernance mu ngoog ñu dellu wax ci leneen ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi mu soxal wàllu njàng ak njàngale CUSEMS nag authentique ginnaaw bi mu lëkkaloog G20 daal di woon décrété tey ci altine gi benn journée noire lu nu mel nag daal dinañ koy jëmmal foofee ca lycée El Hadji Malick Sy ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fa teewal lii di CUSEMS daal dinañuy naqar lool seen naataango boobee ñu teg loxo di Dame Mbodj ñuy sàkku nag ci état du Sénégal ak nu mu gën a gaawee ñu bàyyi naataango yi nga xam ne teg nañ leen loxo ñu teewlu. ci lycée Malick Sy bu diwaanu Thiès cadre unitaire syndical bi ëmb enseignants yi ak lii di G20 daal dinañuy jëmmal journée noire bi ñu amal tey jii ci altine ji ñoom syndicalistes yi ñu ngi ñaawlu lool anam bi nga xam ne noonee la ñuy jàppee ñenn ci enseignants yi. suñuy naataangoo jàngalekat comme ñu fekk leen ci école yi jàpp leen la ñu def duñ ci dugg def nañ wala deful duñ ci dugg mais li ñu naqarlu mooy fekk leen fa fi ñuy jàngale jàpp leen fa yóbbu. man dama gëm ne ñun sax laax dañu gëm ne xam nañ fi ñu dëkk mën nañ war a trouver beneen moyen buñ leen interroger wala ñu yóbbu leen police wala leneen mais nit ki doo ko fekk fi muy jàngale nga xam ne autorité am fa la nekk man boo ma fekkee sama classe autorité su ma ko amul du ma jàngale su ma mënee taxaw sama kanam élève di wax ñu may déglu ma leen digal ñuy def ma leen di tere ñuy baax c'est parce que dafa am benn affaire bu ñu naw ci man loolu ñu naw ci man bokk na ci gën a fort sama dignité ak sama personnalité. CUSEMS nag jamono ji la ñuy sàkk moo di ñu bàyyi seen nattaango bi di Dame Mbodj ak yenn ci étudiants wala élèves yi ñu teg loxo ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr la ñu jàpp moo di ne ñàkk cër ak wormaal gu état du Sénégal di teg ci seeni ndodd tax ñu naqarlu ko lool. ñu fi nekk tamit bi mbas mi gënee doy waar ñëpp kenn ñemewul génn doy ni ñu waxee yoon ni réunion yu bari nit ñi dañ koy def en visioconférence mais ñun ñu élèves yi tout le temps. parce que suñu sacerdoce la mais il faut que nag ñu respecté il faut ñu xam ne ñun sacrifié wu il faut ñu xam ne ay doomu aadama lañ ci doomu lañ dëkk ci dëkk bi lañ bokk. que gis nga ci benn corps boo xam dañuy dem fekk nit ñi fañ dëkk ñu jaab leen fa yóbbu man loolu mooy sama problème man encore une fois nekkuñ ci politique ñun waxuñu waxu politique politicien nañ politique seen politique mais ñun ay jàngalekat lañ dañuy défendre enseignants yi.
jamono ji CUSEMS authentique la ñuy sàkk moo di ne ñu bàyyi kii di seen naataango di Dame Mbodj te it daal dinañu joxoñ baaraamu tuuma ci lépp loo xam ne dal na ci seen naataango boobee état du Sénégal moom moo ci responsable bi. mu ngoog ñu desandi lu soxal wàllu njàng ak njàngale ci école El Hadji Amadou Baro Ndiéguène bu diwaanu Thiès foofe nag kuréel gi ëmb parents d'élèves yi ak ñenn ci personnel bi dañu daal di naqaru lool taxawaay ba fa seen directeur ba am lu ni mel nag tax ñu daal di yuuxu wàllu te it sàkku ci seen directeur boobee ngir mu abal leen Mamadou Seck mi jiital APE ba kàddu yi lay yëkkati dénk ko Adiba ñu teewlu ko. bisu tey bi li ko waral bari na ndax ñun. dañuy bari yoo xamante ni dañ koy jàmbat mu jëm ci directeur bi am na ay jigéen yoo xamante ni ñi ngi fii d'ailleurs dinañ wax di ñooy jaay fii jigéen ñi chaque jour directeur def leen di laaj ñaar fukki dërëm yooyu lan lay tekki même bu fekkente ni juuti la dañ koy joxe këyit gu koy mandargal ma ne leen loolu bu mu amati na dakk mais def na ko fi inscription yi dama ñëw ma ne ko inscription yi maa koy def président association parents d'élèves moo koy def mu ni moom moo koy def ma ne ko non amuloo ci droit non président association parents d'élèves moo am droit def inscription moo am droit coopérative da koy collecter pour retourner ko pour delloosiwaat ko ci école bi. waaw mesure barrière yi même commune Thiès Nord am na ay bagages yu ñu jox tel que ay masque ak barigo boobu alors ak masque yi man maay ñëw fii di ko jàmbat ànd ak équipe pédagogique bi gisuñu dara. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar ñeel biir réew mi ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi ci benn gendarme ak benn policier bu ñu teg loxo la ñu leen di jiiñ moo dina ay xibaar yu ñu yëkkati di ko jox kooke di Ousmane Sonko leader bu parti Pastef ginnaaw coow li ñee digganteem ak Adji Sarr leeral li ñu àndi sekk soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak mbirum jàpp ay ndaw Ousmane Sonko loole mu ngay wëy ba ci takk der ya benn policier ak benn gendarme la ñu teg loxo semaine bi ñu génn yóbbu leen ci brigade bu prévôtal bu ñu sukkandikoo ci sunuy source dañoo njortu ne dañuy jox ay xibaar kii di Ousmane Sonko am na it ñeneen ñaari policiers yu ñu jot a déglu ci mbir moomulee policiers yooyee bàyyi nañu leen waaye nag ñoo ngi leen di surveiller ay surveillance yu tar seetsi bu nakari la lu tolloog fukki ndaw yu masqué woo woon seetsi woon député bi di Seydou Diouf ca Rufisque ba ñaar fukki waxtu ak benn jotee la fa ay samba bu ñëwoon fekk ma may def sama sport ci kaw ñu dajji buntu yi yàq fa ay matériel yu bari andi traumatisme xale yi loolu la njiitu commission des lois boobu bu assemblée nationale la xamle Abdou Mbow demoon na ca Rufisque ngir andi solidarité am ak bu député yépp ci kii di Seydou Diouf mu xamle ne ñaawteef yu bari yooyu yépp day dolli seenub engagement ngir liggéeyal seenub réew moom Seydou Diouf nag moo ngay njortu ni ay ndaw yu Ousmane Sonko ñoo def li ni mel waaye nag dafay daal di bàyyi rek yoon def liggéeyam. ñu jeexale xibaaru biir réew mi ak lakk yu métti yu ñu nemmeeku fële ca université Assane Seck bu Ziguinchor ci dibéer gi donte sax xamaguñu la war a lakk googee waaye étudiants ya fa jiite ñu ngi ñuy xamal ni bâtiment boobu dafa amagul courant te nag dafa nekk en chantier. mu ngoog sant ko gërëm ko moom soxna Fatou Fall mi ñu doon la jukkil xibaar ñeel biir réew mi noonu la ñuy naan tàbbee ci xibaar ñeel bitim réew dem foofee ca Tchad ki nga xam ne rek moo di opposant bi di Yaya Diallo ginnaaw bi ñu taalee këram lu ni mel nag mu daal di koy jiiñ garde rapproché bu njiitu réew bu Tchad ñu teewlu leen.
ñu tàmbalee xibaar yi ñeel bitim réew fële ca Tchad opposant bi di Yaya Dillo dina kon nag candidat à l'élection présidentielle moom daal dinay yëkkati ab xibaar jàpp ne ay Samba Boy ñoom ñoo ko daal di attaqué ci dimanche bi ñu génn foofee ca këram lu nu mel nag mu daal di koy tuumal ñi nga xam ne rek ñoom moo di garde rapproché bu président bu tchadien bi nga xam ne rek doomam moo ko jiite di Idrissa Déby kaddu yi nag bu ñu sukkandikoo ci RFI ki nga xam ne rek moom moo di ministre tchadien de la communication porte-parole du gouvernement daal dina koy weddi ci RFI ginnaaw gi nag li nu mel lii di convention tchadienne des droits de l'homme bi nga xam ne rek daal dinay amal tukkib nemmeeku ci bërëb boobee daal dinay dëggal kàddu yooyu nga xam ne Yaya Dillo daal dina koy yëkkati. ñu dem fële nag ca Libye bu ñu sukkandikoo nag ci rapport de l'ONU bi nga xam ne agence de la presse française moom moo ko daal di fësal dimanche bi ñu génn mu ngi rek tuumal ne ki nga xam ne rek moom la ñu tabb premier ministre dañu ko daal di guerre bi nag bu ñu sukkandikoo ci rapport bile ñi nga xam ne rek ñoo di délégué du forum du dialogue politique bu Libye ñoom ñoo ko daal di amal lu ni mel nag ñu daal di tuumal ki nga xam ne rek moom la ñu tabb muy Abdelhamid Debay jot na lu tollook 150 000 jëm 200 000 dollars ci xaalis boo xam ne xaalis bu lewut la mbir mu ni mel nag li nga xam ne rek moom moo di rapport de l'ONU ginnaaw bi mu ko fësalee agence de la presse française daal di koy naqarlu. ñu jeexalee xibaar yi ñeel bitim réew ak ka fa nekkoon président foofee ca Amérique di Donald Trump daal di nay nag ginnaaw mu jàkkaarloog way taskatu xibaar yi dimanche bi ñu génn yëkkati na ay kàddu teg ko nag ci ndoddug Joe Biden mi nga xam ne jamono ji moom mu jiite réew mu Amérique lam ca dolli moom Donald Trump moo di ne élection yi ñu dëgmal ci 2024 fas yéene nag nekkaat candidat ci élection yooyee ndax jàpp na ne kii di Joe Biden li mu jot a def ci bopp réewu Amérique daanaka ci ak tooxi doona la ko daal di duggee leneen la nga xam ne rek daal di na ko cay dolli moom Donald Trump jàpp na élection yi nga xam ne Joe Biden daf ko cee gagné élection yooyu jaarul benn yoon ci dëgg te it dañoo sàcc élection yi lee bàkk ba daal di jiib ñu daal di tàbbi ci xibaaru ñeel wàllu tàggat yaram wax nag ci championnat Sénégal leeral yi ak Ndeye Coumba Fall. ñu tàmbali xibaar yi ñeel tàggat yaram wax ci 9e journée Ligue 1 sénégalaise ci week-end bi ñu génn fukk ak juróom-ñeent dugal nañ ko ci ay but Génération Foot AS Pikine Jàmbaar ak AS Douane taxawaay bu am solo la ñu am ci championnat bi CNEPS Excellence nag ndam bu am solo la am ci digganteem ak Dakar Sacré-Cœur benn bal ci dara la ko dóor ca stade du Alassane Djigo Assane Diallo mi tàggat ASC Ndiambour daal dinay démissionné ginnaaw bi mu lajjee ci match bu doxoon ci digganteem ak Teungueth FC ci 9e journée Ligue 1 ba loolu nag tukkee ci défaite yu mu doon tegle ci ay bés yu mu génn CAF di confédération africaine de football daal dinay amal tirage au sort bu Coupe d'Afrique des Nations U17 bu ñu dëtmal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bu ñu génn Maroc nag mooy matcham bu mujj digganteem ak Côte d'Ivoire Cameroun Mali Sénégal ñoo fas yéene laale ci groupe C bi Jonathan Petroipa daal dinay annoncé fin wu carrière am ci football professionnel ancien international boobu nag mi ngi daal di toll ci fanweeri at ak juróom Paris FC moo fas yéene nekk dernier clubam ginnaaw ba mu nekkee meilleur joueur ci CAN 2013 bi li leen indiloon ci xibaar yi ñi tàggat yaram di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. mu ngoog sant ko gërëm ko Ndeye Coumba Fall mi ñu doon jukkil xibaar ñeel tàggat yaram li ci yéenekaay yi Roqaya Mbengue lañ ci àndal. dal leen ak jàmm ñu fas yéene dooree seen xëtu yéenekaay yu benn fan ci weeru mars bi ngir waxtaane ci mbirum ñaq yi jëm ci wàllu Covid 19 quotidien bi di Le Soleil di ñu leeral ni Sénégal ginnaaw ba mu jotee 200 000 vaccins ba jot a commencé ay ñaqam mercredi prochain ñi ngi xaaraat yeneen 324 000 doses de vaccins yu jóge bi yoon ci AstraZeneca loolee mën ngeen ko fekk ci page 5 bu quotidien bu an bi di Le Soleil
ñu jàll ci quotidien bi di Les Échos mu ñuy xamal ne diggante Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr ci xëtam nag mi ngi ci wane convocation Ousmane Sonko lettre bi nga xamante ne ba tey kii di juge bi ma ngi koy tàddeel ma nga jóge ci leaderu Pastef bi. information boobu bu ngeen bëggee seet la ca biir mën ngeen dem ci page 3 bu quotidien Les Échos mu ci indi yeneen leeral ci juge d'instruction bi nga xamante ne benn tey jotul notification ci ni ñuy def ngir yëkkati mbalaanu kiiraay bu Ousmane Sonko. ñi nga xamante ne jot nañ leen a woo ci mbiru Sonko yi tamit jot nañ koo leeral ci semaine bi mu mel ni am na ci lu mat fukk ak juróom ñu bokk ci Pastef ñu daal di leen arrêté ñii di waa police jàpp leen police bu jëppal googu la ñu mujjee ñoom sax fas yéene nañ leen nëbb jant bi niki tey jii. Vox Pop moom mi ngi intéressé wu ci mbiru Sonko ak Adji Sarr di ñu wax ni ci quotidien bi. di ñu wax ci titram ni affaire Sonko Adji Sarr mën nañ ne kat jur na ay mbir yu metti ndax it kii di këru député Seydou Diouf dañ koo lakk xamuñu ku ko lakk foofee ca Rufisque Dame Mbodj ak Karim Xurum Xaq ñoom ak fukk ak juróom-ñett ci ay membres yu bokk ci coalition citoyenne le peuple ñoom jàpp nañ leen ñaar ñoo xamante ne ñu ngi bokk ci CUSEMS ak G20 ñoom itamit nga xamante ne dañoo waroon jàngale ji jot nañu yëngu-yëngal li ko waral moo di dañoo bëgg ñu bàyyi kii di Dame Mbodj mu mën a jublu ci liggéeyam amit beneen lakk boo xam ne jot nañ ko signalé fële nga xamante ni moo di Ziguinchor ca université ba te xamuñu kan moo ko lakk ay limba jàmm la ñu des ak Vox Pop muy def ab titre jëmale ko ci wàllug ñii di ñoom Mame Matar ñi demoon seeti kii di Sonko ngir dox nag ay tànku jàmm digganteem ak Adji Sarr jot nañoo daje ak Sonko waaye boobee ba tey mënuñoo fexe ba gis kii di Adji Sarr ñu jàll ci quotidien bi di Le Quotidien mu ñuy wax nag ay xibaar yoo xamante ni yëngu na lool ndax ci mbiru Sonko la ba tey journal bi di ñu signaler ne kat ci arrestation yi nga xamante ni mën nañ koo xaar ndax it am na ci ay policiers yoo nga xamante ne joxoñ nañ leen baaraamu tuuma ak it benn gendarme ñooñee nag liñ leen di toppee rek moo di jàpp nañ ne ñoom ñooy jël xibaar yi nga xamante ni war nañ koo waxtaanee ci seen i biir ñu yëgale ko kii di Ousmane Sonko di njiitu Pastef ñoom nag jot nañ leen jébbal brigade prévôtale bi ngir ñu seet policiers yi ak gendarme bi naka la ñuy def ngir teg leen loxo kii di Dame Mbodj ak fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoom itamit jot nañ leen woo loolu lépp mën ngeen ko fekk ci xëtu yéenekaay bi di quotidien Le Quotidien. La Tribune nag moom dafa jël ci xëtu yéenekaayam photo ak PDG am di Bougane Gueye Dany may wax kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom waaw Bougane nag mu ngi ca jël ab nataalam ak kii di Sonko daal di nag jël loxoom teg ko ci ginnaaw Sonko di ko wan ne man kat foo mën a féete falaa féete waaye Sonko yi daal di reetaan loolu di wane ne moom it xelam dal na ci kii di patron des médias di Bougane Gueye Dany loolu laa gis de xaw ma yéen nag lu ngeen gis ci nataal googee en tout cas Tribune li mu gis moo di ci ay kàddu Bougane Gueye Dany ba mu génnee ca kër Sonko xam la ne kat waaja mu dajeel waaju dal la waaye waajoo nga xamante ne gëm na ne Sénégal kat mënul dox lu dul ci ëllëgam che gars yi bu ngeen duggee ci quotidien bii di La Tribune na ngeen fexe ba dem ci page 5 bi ndax foofee di ngeen fa fekk li ñuy wax caricature waaye bu reetaanlu di wane wàllug ñaq wi waaye bi yoon au lieu ñu jëmale ko ci Covid 19 bi déedéet dañoo jël ñaq woo nga xamante ni mu ngi wax ci wàllug opposant radical bi ak ñi nga xamante ni daal ñoo di ña ca des li ma ci mën a wax rek moo di Sénégal moom kenn mënu fee stressé en paix. ñu jeexalee ak quotidien sportif bi di stade mu xumb lool tey jii di wax ci wàllu Premier League yi Manchester City ma ngay wëyal li nga xamante ni moo di jëfam ci wàllukaay jalooreem United ak Chelsea ña nga taxaw dem waaye Leicester moom daal nay raté li nga xamante ni moo doon fa mu jëmoon waaye derby bu am solo bi jëm ci wàllu United moom it dimanche war na mën a ubbi ay bunt ngir titre bi présidence CAF la ñuy waxtaane jëm ci wàllu tentative d'intronisation maanaam teg ca kilifteef ga kii di Motsepe kii di maître Senghor Augustin nee na du ko nangu kii di Yaxya nee na du nangu proposition yi nga xamante ni mi ngi jógee ci FIFA waaw dolli ci
ci kii di Khalilou Fadiga ma ngay xamale moom ancien international sportif bii di doonoon footballeur fii ci réew mi nee na CAF dafa war a def lu leer nañ daal di xam ne kat Sénégal gi fii la CAF war a nekk étendard maanaam buntu li nga xamante ne moo jëm ci wàllu CAF gi. Ligue 1 bi la ñuy waxtaanee fin de série bu Jaraaf nga xamante ne ñàkk na nag li nga xamante ni moo di titre am waaye Jàmbaar ak GF Douane mu di ab trio boo xamante ni mën nañ ne ay ndaanaan lañu. Liga Barça ak Atlético ñoom nag daal nañuy gagné Bayern moom nag nee na Koulibaly ngeen teg ci loxo teg na ci table bi 30 milliards Alaba ak Boateng ñoom ñi ngi ci wàccaayu dem. li ñuy mujjee rek moo di wax ne Real tey la tey moom faaw nga réagir loolee ñu koy dénku Real ak i supporteram à vos journaux prêts c'est parti. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.